mu dugal ma ci nàmpatal ma ci yar ma ci dugal ma ci nekk ci ba tey yàlla def na man maay le président du conseil d'administration national de PAMECAS. ci loolu tamit yàlla dimbali ma tey Afrique bu sawu jant nga xam ne Sénégal la ak Bénin ak Burkina ak Togo ak Côte d'Ivoire man maa koy jiite muy le président de la confédération des institutions financières de l'Afrique de l'Ouest. lu tax ma leen di wax lii dama leen bëgg a xamal ne leen c'est pas forcément da ngay jaar université pour yegg fenn fii dañ ko war a xam. man je n'étais pas brillant man bi may jàng école aayu ma woon mais bi ma xoolee ne su ma nekkee ci classe bi rang yi may jël du baax ay 20e laay jël mais suñu génnee classe bi rek maay diriger ma ne kon fii du sama place dégg ngeen wax bi nit dafa am foo xam ne dafay faible bu fa toog demal fi nga foore man nekk naa ci classe boo xam ne musumaa jël 20 yi musuma cee dugg musuma dugg ci 20 yi mais bi ma toogee gis ne ñii ñi ngi may raw te xam naa ne ëpp ñu ma xel mais lii seen xel da cee neex ma ko di leen ma ne man fii du sama place ma génn dem feneen donc kenn ku ci nekk da nga war a gëm sa bopp nga xam ne foo dem mën nga fa réussir ci kaw nga gëm loolu buñ naan financement nag dafa am benn pàcc boo xam ne ñoom la ñu jàpp ne bokk nañ ci ñi gën a waajal seen bopp pour di financer muy microfinance. microfinance mooy PAMECAS mooy ACEP mooy CMS mooy COFINA yooyu yëpp ay microfinance la suñu calculer microfinance li nga xam ne mi ngi koy def ci Sénégal toll na ci 500 milliards yoo xam ne chaque année dinañ ko leble mais suñu calculer li nga xam ne banques yi dinañ ko lebale ci Sénégal 5000 milliards la gis ngeen ne ça représente 10% de l'encours de crédit national te suñu calculer ñi banques yi di financer les banques financent les 30% de la population alors que les microfinances financent les 80% de la population gis ngeen ne alal ji fële la ëppee mais ñoom 30% la ñuy financer ñii ñoo gën a tuutile mais ñoom ñooy financer les 80% de la population ndax lan parce que en 1995 Baro ngi fii bi ñuy créer PAMECAS boobu Sénégal boobu Pikine amul banque boobu Pikine amul banque ndax banque yi dañ ñëwoon Pikine ah doo fi dugal sa banque dafa bëri bandi dañu néew doole nangam ñu ne léegi nan la ñuy def ba créer ay système financier yoo xam ne dina mën a jege population bi ndax l'objectif de la microfinance am na ñu naan lutter contre la pauvreté bugguma moo boobu non la pauvreté c'est un état d'esprit on est en train d'aider les personnes qui sont en difficulté financière ndax nit ki pauvreté ci xel lay ne alors que nit kiy ñëw ci banque mais wut si wu fi xel xaalis lay wut si donc vous êtes en train de l'aider financièrement bu ñu nangu Pikine ñun calqué ñu ne ñu yéen vous êtes pauvre non Pikine ku dëkk ci kër yaa ko moom soo génnee fii ba baa ngay egg fële ku jënd kër da nga koo leb pour 20 ans lu tax ñun ñu bëgg a nangu ñun ñu moom suñuy kër ñi leb seeni kër ñu ne leen yéenay pauvres yi léegi ñun ñooy riches yi léegi heure bu ñuy ñëw fii dañuy wax nañu yéen pauvres yi dañ leen di dimbale si buñ ko nangu la pauvreté est un état d'esprit maintenant chaque personne peut être en difficulté financière ñun on est là pour aider pas aider notre mission c'est de régler le problème des difficultés financières mais difficulté financière boobu nan lañ koy régler ci ñetti pàcc benn bi crédit la benn bi épargne la benn bi financement la lu tax ñu ne épargne parce que Sénégal boo gisee ñu ne le problème de l'épargne pose problème dëkk buñ dul dencee dëkk boobu crédit dafay cher parce que xam nga ku lay financer waa France di ñu ngi toj Auchan yi mais lu gën a garaaw Auchan ngi fi xaalis ñun ceeb bi ñuy lekk ak lii yëpp ñuy lekk nii ak autoroute bi Eiffage ak yëpp France ko moom lu tax mu moom ko c'est pas parce que ne dañ man bugguma ñu naan ay France dégage je n'aime pas loolu xam nga lan lay indi xénophobie ñun bu ñu delloo woon suñuy doom France fu ñu jëm ñi ngi nii ñi ngi Espagne ñu ne bu ñu ñëw mais donc da nga war a yar sa doom ba xamal ne ko tubaab waru laa gën tubaab mais fu alalu tubaab nekk fa yàq ko iñaan nga ko jàngal tubaab waru laa gën tubaab booy jàng moom bu mu la raw soo génnee bu mu la ëppale bu mu la gën a rafet oto noonu la ñuy loolu soo ko defee sa doom dina la teral lu tubaab teralul yaayam mais soo ne tubaab fu mu nekk na ci kaso ba lay mujj tubaab bi romb la il faut que ñu changer langage yenn yi xewul fenn amul fenn say doom mënta nekk France nga ne waa France dugal leen fi
munta ne. Le plus important mooy lan mooy épargne. Lu tax ñu ne épargne dafa war a jaar par une éducation financière. Malheureusement au Sénégal xamuñu éducation financière, defuñu ko te éducation financière mooy yar nit, dañ koy yar ci xaalis. Gis nga nit ñaan nit bu waxee ne relève ñu ne kiy dof la, ni nit di doxee ñu ne kiy dof la, day tëlëx tëlëxi. Nit noonu lay yoree xaalis, heure bu defee ñu ne dof la. Xaalis dañ ciy yar nit, mais munoo jël xaalis lu la neex nga def ci. Heure bu la neexee nga def koo xam ne da ngay génn yor xaalis nga jël xaalis bi nga denc sa nekk def ko ci sa lafa sët loo koy doyee nga ne dara il faut ma yor xaalis sama poche. Ça c'est de l'indiscipline financière. Loo koy doyee nga ne dara mais il faut ma def xaalis sama poche. Loo koy doyee xaalis kay boo ko soxlaa glace la, boo koy génn ci frigo na fekk nga soxla ko, mais soo génnee glace nga teg ko ci mbedd mi est-ce que ba nga koy soxla du fekk mu nekk ndox. Xaalis noonu la mel, képp ku koy jël di ko def sa poche te soxlaa goo ko, boo ko soxlaa doo ko fa fekk. Donc éducation financière dafa war a am. Et les gens disent que derrière toute épargne il y a un projet. Nit bu ñëwee dénk la boo amee xel nee ko loo bëgg, am na lu muy waajal. Nit bu ne la dencal ma lii nee ko lan nga bëgg, kooku il a un projet, am na lu muy waajal. Mais nit bu xëyee suba teel fëgg la ne la lebal ma nee ko jël appartement bu mag di fay 150 000 dugal ci sa njaboot, un an après nga bëgg leen wone leen dañuy dem dëkk ba wala dañuy jël ñaari néeg, boo moytul sa kër day tas. Donc décision yooyu ñuy wax dafa war a am ay aide à la décision. Mooy lan, muy nit ki jamono jooy jëlee une décision financière da nga ko war a wéer ci sa am-am, mais nga bañ a wax yàlla baax na. Ndaxte bu fekkee ne décision bi ngay jël suñu xoolee sa solde 150 000 ngay fayeeku te say dépense ëpp na 300 000, mooy non seulement dootoo am jàmm, mais saa yooyu yewoo mën nga dugg ci loo xam ne day looxoor. Mooy corruption yi ngeen gis ci dëkk bi. Au fait corruption yi ngeen gis ci dëkk bi yépp loolu moo ko indi, parce que les gens ni charge de dépense yi ñu am c'est di charge de produit da koo gën a tuuti. Léegi da ngay gis mun na nekk alkaati, mun na nekk gendarme, mun na nekk waa mairie, mun na nekk kuy liggéey fu ne, mais bu fekkee ne say charge moo ëpp li ngay fayeeku, mooy fi ngay xëy saa yoo fa demee yaa ngi fay wut loo am. Loolu nag mooy corruption bi ñuy wax, te ñépp d'accord nañ ne corruption mooy li nga xam ne mooy yàq dëkk. Corruption mooy li nga xam ne dëkk bu mu am du avancer. Donc bu ñu jugee ci li nga xam ne jàpp nañ ne xam-xam la boo xam ne nit daf ko war a am booy jiite, ñu gis ne am na leneen loo xam ne nit buy jiite da nga ko war a am, mooy comportement. Nit buy jiite képp ku la gis daf laa war a bëgg a roy, muy exemplarité. Nit sooy jiite da nga war a am exemplarité. Ku la gis daf la war a naw. Boo ne diw dama soxla sa jabar ma ànd ak moom, ñu ne bàyyi ko mu ànd ak moom ndax nit ku baax la. Loolu nag pour nit mën ko am, ndaxte jiite loolu la laaj d'abord, mooy nit nga koo xam ne képp koo ànd ak koo ne jox ma sa doom mu ne la bàyyil mu dem, koo ne jox ma sa jabar mu ne bàyyil mu dem, parce que tout simplement am nga jikko boo xam ne kenn ku ci nekk bëgg na ko jikkoowu. Mais beneen bi nga xam ne am na ci maintenant, suñu waxee li nga war a am, mais dañu war a wax li nga war a moytu. Njiit day moytu le risque d'image. Risque d'image mooy lan? Dañu toll foo xam ne ci àdduna bi kenn ku ci nekk suñu yaa ngi sa téléphone, lu nekk nga ciy def, lu nekk nga ciy wone, lu nekk nga ciy def. te le risque d'image àdduna bi tey fi mu toll, li nga xam ne moo gën a gaaw ci rey nit dootul jël bal tiire ko de, mooy nga def ci sa téléphone loo xam ne waroo ko ci def nit jot ci. Loolu mooy risque d'image bi gën a rëy léegi ci àdduna. Di nga gis président bu daanu ndax loolu, di nga gis ministre bu daanu ndax loolu, di nga gis homme d'affaires bu daanu. Donc le risque d'image aujourd'hui c'est quelque chose de très important boo xam ne kenn ku ci nekk daf ci war a veiller. Ndax bari na kilifa boo xam ne léegi jaratul dara ci dëkk bi, parce que tout simplement ci risque d'image boobu takkal nañ ko wala won nañ ko wala def na loo xam ne waru ko woon def, yàlla natt ko loolu dem ba siiw fépp. mu mel ni kooku tey fépp fu mu daan dem ñu koy naw, bu fa eggatee dañ koy xeeb. Donc kenn ku ci nekk ci ñun na commencé def attention ci sa téléphone, na commencé def attention ci li muy yónnee, na commencé def attention ci fépp foo mën a ne. Am na koo xam ne day nekk ci kër nijaayam def fa geste bu ndaw ñu foto ko fa génn ko ci àdduna bi yëpp yàqal ko lu bëri. Donc fépp foo mën a ti nekk na nga sàmm sa risque d'image. Risque d'image boobu na nga ko sàmm, nga bañ a def lenn loo xam ne bu ëllëgee buñ ko wanee ci mbedd bi wala ñu koy génne. Ndax léegi li tax risque d'image grave mooy bu njëkk ba soo nekkee Pikine nga def dara waa Pikine rek ko koy xam. Léegi soo nekkee Pikine nga def dara waa États-Unis ñooy woo waa Pikine ne leen gis ngeen li xew ci internet bi,
donc ça devient plus dangereux. Donc mu mel ni léegi suñu lay condamné à mort dootuñu la condamné Pikine rek mais dañ lay condamné partout. Donc foo demati sa image de la fay jiiti. Njiit dafa am loo xam ne daf ko war a moytu muy risque de réputation. Risque de réputation mooy lan nga wax ba pare ñëpp ne waxul dëgg kii lu mu la wax du dëgg loolu njiit da koy moytu. Njiit dafa war a moytu nga wax ba foo mbooloo moo fekkee mu tas ñu ne day nettali. Njiit dafa war a moytu ndaxte njiit mooy ki nga xam ne ñépp mën nañoo ñëw ci yow wax la luñ dul wax kenn su fekkee ne nag foo taxaw wax ko matoo njiit. Njiit dafa war a am risque de luñ ko wax dana ko waxaat loolu njiit du mel noonu ndaxte njiit mooy ki nga xam ne da nga am privilège nit ki bu sonnee wala bu jaaxle mu ñëw ci yow wax la soxlaa su fekkee ne soo ko meree wala bu changé camp wala bu àndatul ak yow nga wax liñ ko xamal yépp matoo njiit. Donc le risque de réputation ci njiit da ngay dem ba dañ ñaan bu ko ñaan ndax ku ko ñaan bu keneen ku duggee mu wax ko ne may naa diw loolu réputation la baaxul ci njiit. Réputation boobu nag ñuy wax ci njiit dafa am solo parce que njiit mooy ki nga xam ne nit ñi dañ koo wër danga am mooy ki nga xam ne bu nit ñi jaaxlee ci moom la ñuy jëm dafa am koo xam ne bu nit ñi amee lu mënta wax kenn yow la koy wax parce que yow la yaakaar ne yaa koy faj. Donc soo amee risque de réputation boo xam ne ñëpp dañuy jàpp ne sa jikko baaxul da ngay dem ba nga xam ne dootoo nekk njiit ndax dootoo mat nit ñi njiit dañ lay xeeb te njiit kenn du ko xeeb. Donc risque de réputation boobu njiit daf ko war a moytu. mu dem aussi ba ci nit ki ngay àndal est-ce que da nga war a ànd ak nit ñi yow nga nekk Mbasin ñoom ñu nekk Lagos njiit da ko war a moytu. mooy lan mooy nit ñi sax bu ñuy ànd ak yow kenn ku ci nekk day xoolaat li muy sol ndax day jàpp ne yow yëre 150 000 ngay sol donc moom am na nu muy demee bu soree yëre 20 000 du mën a ànd ak yow fi ngeen jëm. Njiit da koy moytu day wàcce boppam du li nga am ngay sol du li nga mën ngay def mais da ngay xool fi mbooloo mi toll nga wàcc ànd ak ñoom loolu mooy indi njiit. mu des loo xam ne c'est très important ci njiit mooy prise de parole publique. Njiit yàlla daf ko war a may mu nekk nit koo xam ne su waxee dina am façade nit ñi dinañ ko mën a dégg ndax la communication c'est deux M c'est la mobilisation et la motivation. soo waxee ki nekk biir néegam tëju su la déggee rek dafa war a am lu yëngatu ci moom luy nelaw mu ne ah kii li mu wax rëy na de mais su génnee dafa war a fekk ñépp wax li mu wax muy mbooloo mu dajaloo bu ko defee loo song mën koo daan. bu ñuy wax leader nag jarul génn Sénégal man ñetti leader laay gis ne li ñu war a am yëpp am nañ ko li ñu war a def yëpp def nañ ko te doy nañu exemple kan la maam Serigne Touba Alaaji Malick maam Limaamu bi mu ñëwee xam nga lan la njëkk a réglé alter ego l'inégalité sociale mu ne fii bu fi kenn waxati Jóob bu fi kenn waxati Seck bu fi kenn waxati Caam kuñ la woo ne laay mooy lan géwal amatu fi géer amatu fi tëgg amatu fi. xoolal ñun li ñuy wax nii alter ego démocratie moom réglé na ko bu yàgg ci dëkkam est-ce que kooku du leader bi muy woote naan ku nam ma dem ci yàlla ñëwal ma yóbbu la ci yàlla loolu rek la wax ñëpp jóg woowul kenn mais Serigne Touba xoolal ñoom amuñu woon télé amuñu rajo amuñu communication amuñu attaché de cabinet amuñu ministère amuñu dara ñu wax ba àdduna yëpp dégg leen jël seen alal di leen jox. ñu jóge fi 100 ans après ñu leen di tabaxal Masaalikul Jinaan est-ce que kooku li mu wax dugul ci bopp nit ñi kooku mooy leader. Un leader il a un discours qui doit motiver et qui doit mobiliser. Maintenant un discours peut motiver et ne pas mobiliser. Un discours peut motiver des gens kenn ku ci nekk gis ne lii ñor na ma lool mais du la jaral jóg génn ànd ak sa morom ngeen dem def ci dara loolu Sénégal lu ci ëpp moo ñu dal ndaxte kenn ku ci nekk am nga ci pas-pas dara. loo xam ne sa morom am na ci pas-pas mais du ngeen génn mu ko def ko loolooy waral dëkk ñi baax ëpp fa muy yàqu te kenn du ko defar kenn ku ci nekk gëm nga ne lii moo baax mais amoo pas-pasu génn ci mbedd bi bu ko defee ñi jàpp ne ñoom li ñu nekk moo bon ñooñu ñooy génn am pas-pasu di yàq ñi nekk ci néeg yi di jàmbat. Un discours peut être mobilisateur mais ne pas être motivant chaque jour ngeen gis mbooloo moo xam ne bu ñu xëyee suba ba ngoon li ñuy def dara baaxu ci mais am nañ fulla ak fayda joo xam ne bu ñu wootee ñëpp jóg. Donc un leader il doit avoir un discours qui motive un discours boo xam ne su ko waxee fu nit mën a nekk li nekk ci yow dafay yeewu un discours boo xam ne su ko waxee mbooloo mi dafay dajaloo ba lu ñu song daan ko loolu mooy li nga xam ne c'est les caractéristiques d'un leader.
un leader buñ koy wax buñ ko jàng ci aristocrate buñ ko jàng